ñi nga xam ne ñoo bokkoon matériel ci mario bi ak ci ndox mi di nuyu kilifa yi ci réew mi yëpp muy kilifa diine di kilifa aada di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte dajewaat ak Sénégalais yi pour waxtaan ndax toogoon nañu ab diir boo xam ne gën caa gàtt ñetti weer defe naa bëriwuñu woon kàddu li ñu fas yéene waxtaane mooy situation réew mi nag lépp xajul ci benn conférence de presse waaye ñaari yu mel ni bu amee dina am bu ci gën a fës loo xam ne mooy doon cëslaayu waxtaan taxul nag leneen ak leneen mën cee xaj li gën a fës te xew ci jamono jii mooy mbënd mi inondation yi nga xam ne tey dellu si na ci réew mi waaye daanaka sax daf fee musut a jóge te dinañ ci dellu si te ma ngay gàllankoor lenn ci suñuy concitoyens ndax suba si def nañu visite de terrain waaye loolu benn étape la woon rek ci li ñu fas yéene def mooy fexe ba nekk ci côté askan wi yoruñu milliards yi état yor te askan wi jox ko pour mu defaral leen waaye am nañu suñu yéene am nañu suñu gis-gis am nañu suñu xalaat ak lu tuuti lu ñu mën a bokk ak askan wi naam duñu mën a dem fépp ndax mbir mi fi mu laal bëri na waaye nañu fexe ba suñu tànk tegu bëri ñu ñëw apporter suñu réconfort population yi fay fekk di gërëm di remercier population yi ñu fekki woon tey ci tertu bi ñu tertu doonte sax ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye def nañu li africain xam li sénégalais xam mooy ñun ñu bàyyi suñu yitte dem ba ci ñoom teeru nañ ñu ak teranga fi mu mën a yem par rapport ak seen contexte bi ñuy dund ñuy doore di jaale ñi nga xam ne famille ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi ndax su ma juumul ci lim wax nañ nu mu tuuti lu mat juróom benn nit yoo xam ne seen bakkan rot na ci mbënd mi ci ay accident yu am donc ñu ngi leen di jaale seen i waa kër di ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen te xaare leen àjjana ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu ñu ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba ñu mun a dellu seen yitte ci lu gën a gaaw fa ñu demoon tey nag lañ fa gis jéggi na dayoo doy na waar dafa am loo xam ne ku mu mënul tooyal sa xol rek jàpp naa ni war nañoo xoolaat ndax normal ma jàpp nag nit ñii jiite réew mi tey te Macky Sall jiitu ci ñëpp lii dafa tooyalul seen xol dañoo ñàkk yërmande ci askan wi te dinaa ko développer li tax ma wax ko fa ñu dem fekk nañ fa ay kër yu bëree bëri yoo xam ne tey ndox mi nangu na fekk nañ fa ay nit ñoo xam ne dañuy xuus ci ndox mi bés bu ne léeg-léeg mu ñëw ba ci seen ndigg pour mun a génn seen kër dem ci boutique jënd li ñu war a soxla parce que mënuñoo génn seen kër dem feneen wala amuñu feneen fekk nañ fa ñoo xam ne ay gaal yu ndaw mu mel ni ku nekk ci dex ay gaal yu ndaw la ay volontaire jël moom la ñuy doxee ci biir ndox mi pour mën di leen jëli di leen génne di leen delloo fekk nañ fay ay gone yu ndaw ay tuut tànk yoo xam ne ci biir ndox mi la ñuy doxee seeni soxla wala seeni soxla waajur dem ci boutique yi jëndi gaz wala jëndi ceeb wala leneen loolu nag lu jéggi dayo la ci Sénégal gi ñu nekk ci jamono ji ñu ne ci 21e siècle ñu leen di masawu ñoom ñëpp
ñi nekk ñépp ci mbënd ñu ngi leen di masaw di ñaan yàlla parce que léeg-léeg situation day am fu muy toll day mel ni talal suñu loxo moo fi des su dee ñi waroon a def te ñu fal leen pour ñu def jox leen ay moyens pour ñu def ñu annoncé xaalis bu dul jeex bu ñëwoon ca lañ koy def su dee ñooñu defuñu situation urgence taxaw dellu tàllalaat suñu loxo ñaan yàlla mu suturaal leen jàppale leen waaye nag am nañ ci xel ñaar li waral loolu mooy ñëpp xam nañ ni nawetu ren du nawet bu ndaw te lii ma gis nii su ma dégloo rek ñi nga xam ne seen xam-xam da cee màcc te ñu yor xarale yi la ñu wax mooy ñun ñëpp war nañoo waajal yeneen taw yu ñëw dafa mel ni sax nawet gi day door ci presqu'île du Cap-Vert kon loolu dina andi njàqare tuuti ba nga xam ni dinañu am inquiétude ci li war a ñëw ëllëg te kenn sañul amul sañ-sañ taxaw tàllal loxoom ne yàlla bul taw ndax taw gi ni mu mënee am ndorange noonu la amee njëriñ te jàpp naa ni njëriñ gi moo ëpp ndax dañoo soxla taw pour gàncax gi dañoo soxla taw pour mbay mi dañoo soxla taw pour jur gi kon taw njëriñ gi ala kulli xaal moo ëpp lorange bi ñuy lancer un appel nag à la solidarité nationale parce que ni ma koy xoon fii ci salle bi ci jamono corona boo demee ba am état bu démissionné état bu tële la ca des mooy askan wi essayer jël responsabilité loolu nag dàqantewul ak obligation bi nga xam ne ñun ñëpp am nañ ko askan wi ñii nga xam ne ñoo jiitu te ñu jiital leen ñu leen di réclamer des comptes parce que lu ko mooy rek day doy waay day doy war dafay yomb kon ñi ngi lancer un appel à la solidarité nationale mooy ñëpp kenn ku ne loo mën bu ko xeeb moo xam ay mbàjj yoo yor moo xam ay yére yoo yor moo xam sa 1000 francs boo ci mën a dugal ba ci mën a dugal ay milliards moo xam it sa doole bi nga yor gis ñuy liggéey loo xam ne luy évacuer ndox la nga dem jàpp ci bu ci kenn xeeb moromam wala moo xam it am nga place sa kër wala am nga kër goo utiliser wul soo ci mënee fat ay nit yu ko soxla te loolu bëri na ci réew mi rawatina ñi yàlla mu war a sëgal tuuti alal muy vrai plan parce que jàpp naa ni nguuru Macky Sall gii bu dee am na lu bëri lu ci askan bi xaar rek doon nañ seen bopp ci yëpp Macky Sall dafa yoratul réew mi gouverner ko lépp a ko dépassé te dinaa ci ñëw di lancer appel particulièrement nag ak ñi nga xam ne suñu njaboot lañu muy les militants et les militantes de PASTEF gannaaw appel général bi nga xam ne ñépp laa ko lancé dafa am benn pacte boo xam ne ñun moom la ñu essayé laal suñu diggante ak suñuy militants mooy ñun ñëwuñu politique pour xëccoo alalu réew mi wala pàccoo alalu réew mi dañoo ñëw ak conscience citoyenne ak patriotique mooy ñun ñoo war a defal suñu réew mi waaye xaaruñu lu réew mi di def pour ñun pacte boobu nag ndaw ñi topp ñu ci bu baax a baax a baax moo tax bi ñu leen woowee ci don de sang gis nañu résultat bi dafa danaa banque de sang musul jot lu toll noonu ci ay poche de sang waaye loolu it moo waral bi ñu leen woowee ci vacances agricoles patriotiques defe naa tey ci biir Sénégal lu ëpp 400 hectares amul département amul région boo xam ne tey jëlu leen engagement jël ay tool tuddee ko tool parce que di fa bay te ñun ñëpp a ngi gis image yi te dinañ ko topp ba mu sës bu soobee yàlla noonee laa leen di woowaat tey lancer leen un appel ne leen ce sens du sacrifice le don de soi pour la patrie nga xam ne mooy suñu devise parti na ngeen ko wane ci mbënd mi mooy na ngeen nekk auprès des populations jàppale leen ci seen kéem kattan
mbokk yi nag bu loolu weesoo di woon suñu introduction ñu ñëw ci fulla waxtaan bi ndax dama jàpp ni li xew démb ci guddi cinéma la woon mooy yéen ñëpp gis ngeen Macky Sall ñëw taxaw wax ay waxtaanam nee na changement climatique moo andi lii man damay toog ba si yàgg ma ne Macky Sall dafa nawul askan wi mu jiite parce que dafa am loo xam ne boo nawee askan dafa am loo xam ne doo ko wax ndax nit ñi seen bopp yi xel moo ci nekk yuur moo ci nekk buy xalaat nit ñi seen bopp yi ndox new ci mais ñoom dañuy jàpp ni nit ñi xamuñu lu xew ci dëkk ma bëgg a wax sénégalais ni loolu mu wax dafa amut li xew Sénégal responsabilité exclusive et personnelle de Macky Sall li xew fii ci Sénégal mooy li ñu tuddee mbënd mi kenn mooy responsable te bëgg naa askan wi nga xam ne tey moo ci gën a sonn mooy souffrir ëllëg Macky Sall dina sol dàllam ñëw ne daf leen di seet si annoncé na ko xaw ma ndax dina ko def ndax ñoom gannaaw bu ñu sàgganee jàpp alal réew mi di ko pasar pasare di ko séddoo ñoom ñëpp ay milliardaires lañ fi mu toll ci ñoo xam ne amuñu woon dara barki démb ak démb ñoom ñëpp milliardaires lañu seen géwél yi sax milliardaires lañu ñoom ñëpp ci pasar pasare alal réew mi dagg ay terrain fi mu ne ni ñu ngi ci aéroport bi nañ ci ñëw ci beneen affaire dagg ay terrain jaay pétrole jaay zircon jaay gaz jaay suuf Sénégal jaay géej gi daal ci yor seen i milliards bu ñu sàggat bu ñu seetaane nag ba musiba ñëw mu njëkk a yebal jabar ja ne ko demal moom mooy distributrice automatique de billets mooy njëkk a dem ko defee ñu ne ñëw na vraiment teranga andi na fi teranga ci lémpo Sénégal yoo xam ne moo waroon defar dëkk bu demee nag mu nooy moom mu doog a daagu ñëw xam naa nag comme dégg naa démb xawoon naa jafe fële ci baal yëgo boo moytul gars yi duñ ko gaaw a gis mais dama bëgg a wax population Sénégal ne bis bu solee dàllam ñëw seet si leen na ngeen jàpp ni lu leen dal moo leen ko teg moom Macky Sall il est le seul responsable incompétence am incapacité manque d'amour pour la patrie yooyu yëpp boo ko dajalee moo andi lii ma koy faram-fàcce ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy dinañu joxe ay chiffres ak ay faits yu concret yu wane ni Macky Sall dafa wor askan wi te li mu diglante ñoom def ko ndax bi mbënd bi amee 2012 boobu moom ngi doog a toll yéen ñëpp dégg ngeen ko mu annoncé un programme boo xam ne mat na 750 milliards wala 767 milliards wala 745 milliards selon les différents documents waaye du gën saa gàtt daal jege na 750 milliards ñu annoncé ko fii ñu dox tuuti yàlla def mbir mi calmé wu mu koy bàkkoo ba yóbbu ko argument campagne électorale ne ci ñeenti at laa réglé problème mbënd fekk boobu jamono réglé wuñ tous li andi woon mbir mi mooy dañoo newoon ci cycle parce que mbirum taw ay cycle la ñi nga xam ne ñu ngi seen xam-xam mbàcc na ci loolu xam nañ ni mbirum taw ay cycle la mun a nekk cycle 10 ans mun a nekk cycle bu gën a gàtt mun a nekk bu gën a gudd waaye ñëpp xam nañ ni taw dina am ay cycle yoo xam ne taw bu fort la bu dajaloo mu am ay cycle yoo xam ne taw bi dafay xaw a néew doole at yi ñu jóge nag cycle pluviométrie bu faible la ñu nekkoon kenn newul nag defuñu dara dama bëgg mu leer am na lu ñu jot a def te loolu am na lu mu wàññi ci mbir mi waaye lii problème bi mooy li ñu diggoon Sénégalais dañ koy def defuñu le 10e loolay problème bi ma koy firndeel ci lu leer li ñu tuddee ñoom programme décennal d'investissement prioritaire 2012-2022 ba ñu defee seen conseil des ministres en 2012 ba génne programme bi dañu waxoon ni programme bi dañ ko war a exécuter pour inondation waxuma la jeex ci Ndakaaru waaye jeex ci Sénégal ñu def ko ci ay pàcc yi ñett la woon bu ci njëkk mooy plan d'urgence
dañu waxoon plan d'urgence 2012-2013 plan d'urgence boobu mu waroon régler problème yépp moo tax bu ñu toogaatee ba 2020 démb ci guddi Macky Sall def discours naan programme d'urgence loolu mooy laaj na 2012 nga def plan d'urgence boobu dañu ñëwoon 69,6 milliards lañ ciy def 69,6 milliards ñu ne ensuite deuxième partie bi mooy le programme à court terme 2000 ñu ne boobu 339,6 milliards lañ ciy def bu ñu paree loolu nag mu am un programme à moyen et long terme nga xam ne 2 phases la 2017 2019 2019 2022 boobu ñu ne woon dañ ciy def 336,6 milliards yooyu yëpp boo ko dajalee mu ngi lay jox 767 milliards 800 millions li ca des nag mooy volet administratif ba yenn yi ñu waroon yokk lii la Macky Sall diggé woon sur 10 ans 2012 2022 tey ñu ngi ci 2020 daanaka 2021 la ñu gën a jege 2022 2021 la ñu gën a jege 2020 ndax ñu ngi ci mois de septembre ana lan la ci Macky Sall réalisé parce que dañuy bëgg suñuy wax ñu teg ko ci ay fay yu leer nañ parce que sénégalais yu bëri ñu ngi naan fan la 750 milliards yi dugg il faut ñu wax leen ni 750 milliards yi génnul am na lu ci génn loolu dinañ ci wax liñ ciy wax am na lu ci génnul dinañu wax lan moo tax génnul 767 milliards yi ñu waxoon ñoom boo ko xoolee ba ci biir ñoom liñ ci génne effectivement parce que organisme yi doon réaliser programme bi du benn ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndawaat ñoo xam ne SONES sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moomu ëppale ci moom parteem ci documents yi ñu jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobilisé effectivement mobilisé nañ c'est-à-dire sur les 700 et quelques milliards pour le moment ci li ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde ni lii nee nañu moom la ñu mobilisé exécuté ko 48 milliards ci 700 et quelques milliards c'est même pas 6% d'exécution même pas 6% d'exécution la ca des nee nañu am na 15 milliards yoo xam ne ci zone Kaolack bi mi ngi en cours ñu ngi koy essayer mobiliser ne am na 117 milliards yoo xam ne lu ñu war a uti la lu ñu war a jéggaani ji la ndax yoraguñu ko dama bëgg ñu dégloonte bu baax diggante 765 milliards yooyu ak 48 milliards fi ñu daanu ji gannaaw 9 ans kon loolu am na problème bu rëy te noonu loolu dafa ëmb lépp luy problème mu environnement au Sénégal ndax problème environnement yi yàgg nañ koo lim problème mu bël ba Saint-Louis Ndar ma nga fa avancée de la mer mi ngi fi li nga xam ne remontée saline yi suuf xorom gi yéeg di nangu tool yi rawatina fu mel ni Casamance wala booru Jombatu nga xam ne nit ñi mëntuñu béy mi ngi fi avancée désert bi mi ngi fi amu ci benn boo xam ne mun nañ la wax ba lan moo ci programme Macky Sall ak lan lañ ci def loo xam ne lu am fulla kon li ma bëgg a wax foofu mooy Macky Sall dafa musut a jël mbirum inondation def ko fulla bañ a commencé ci mi am ñu gaawantu fatt fii fatt fële yàlla def at ci tegu amul pluviométrie bi fa cara ca raxasoo ba set moo tax suñu toogee mu jékki-jékki mel ni ku ximbaliku man su ma gisee nos amis journalistes titré Macky Sall pique une colère noire ndax damay reetaan ba bëgg a dee bañ colère noire moom xam na ni defu ci xaalis xam na ni ñu ci waroon def defuñu ko ci ban résultat la mun a mënul am benn résultat te président boo xam ne lu ñu wax ñu ne yéeguloon moom xam naa ni gëm naa ni sax moom yéegul ni mooy président lu ñu wax ne Macky Sall yéeguloon il pique une colère noire il n'était pas informé lépp yéeg na ko nag
amul lu ko parce que amul document bu mu validé wul bu ne egsiwul ci table problème bi kay mooy li ñu war a laaj mooy li askan wi war a laaj Macky Sall mooy lan moo tax liy farata ci réew mi mu ne ko fi ñu ko ba ko fi dem topp ay mbir yoo xam ne du benn farata ci réew mi parce que 2014 bi mu commencé 2012 2014 la ko nit ñi ne a commencé par ñi koy lebal xaalis parce que ñi koy lebal xaalis wolof dafa ne ki laa bari gët moo lay joxañ fooy xool ñi koy lebal xaalis ñoo koy wax fan la war a investir te ñooñu di ko lebal xaalis santé publique du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux éducation nationale du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux enseignement supérieur du c'est pas rentable pour eux du seen priorité assainissement du seen priorité c'est pas rentable xam nga ñooñu lan mooy seen priorité mooy tabaxal autoroute jox ko suñuy entreprise ñu lebal la suñu xaalis teg ci intérêt bu duun suñu entreprise ñëw liggéey du fay impôt andi ay employés delloo xaalis bi yëpp sama dëkk yow nga may fay ay bor ak ay intérêt xam nga lan mooy seen priorité tabaxal une ville nouvelle nga xam ne jox ñu defar centre Diamniadio jox ñu defar terrain basket jox ñu et cetera et cetera ñooñu yooyu mooy seen priorité mooy defaral ab terre boo xam ne bi mu commencé ba léegi moom ñuy bëgg a rek te loolu samay collaborateurs nañ ci dellu si ndax terre bi newoon naa leen fii ëpp na 1500 milliards ñu ngi yokk rek barki démb dem na Paris waxul inondation waxul éducation nationale waaye nee na 17 milliards la uti woon pour terre bi ci tronçon boo xam ne fi amoon nañu financement ba noppi mu ñëwaat ne 17 milliards arnaque bi ne ci terre bi kenn xamul lu mu toll mais yooyu ñoom Bassirou Diomaye ñoom Birame Souleye ñoom Abbas ak yooyu lañ ci ñëw ci beneen waxtaan ak suñu mbokk journaliste kon Macky Sall dafa jël ay priorité yoo xam ne du priorité sénégalais yi du priorité citoyen sénégalais bi nga xam ne moom am xëy moo ko tax a jóg moom la tal faju la tal lekk ba suur la tal jàng bu baax la tal dëkk foo xam ne du taa la tal am courant bu doy te bañ a coupé te bañ a cher am ndox bu baax bu muy naan loolu la sénégalais yi mooy seen priorité moom dafa këpp priorité yooyu parce que waa bitim réew tubaab yeeg naar yeeg turc yeeg chinois yeeg ñooñu saa su demee man gëm naa ni Macky Sall bis bu jëlee avion ni day tukki waa bitim réew dañ naan na gaaw ñëw ci man dañ naan suñu waajaa ngi ñëw su ñëwee ayob signature suñu signé rek mu signé kon loolu tey moo ñu dab tey jii mooy la ñu waroon def ci assainissement bi Macky Sall moom la suul dab Diamniadio Macky Sall moom la yóbbu ci train bi Macky Sall moom la yóbbu ci autoroute yi moom la yóbbu feneen ak feneen daal di sàggane askan bi mois de juin lu ëpp 200 maisons taw bi yóbbu na ko nit ñaa ngi ci biti am na quartier yoo xam ne entier foo demee fu mel ni Ziguinchor ay Goudomp ay Kandiala Kenya fu bëri dafa taa ak yeneen région yu am problème yooyu tudd leen sax mooy moom jàpp na ni tant que affaire bi ñëwul Kër Massar ñëwul truc xam naa ni su egsi woon Mermoz moom defe naa couvre-feu ak état d'urgence ay déclaré kon loolu premier élément bi mu bëggoon leeral mooy Macky Sall su ne yéegul li mu wax amut bu ñëwee naan dafa am surprise wala mu naan day piqué crise joxul ONAS joxul projet joxul kenn ku war a liggéey la war a tax nga def résultat bi mu des nag liñ ci jot a def il faut ñu wax ñu fan lañ ko dugal parce que milliards gis nga Sénégal dañ dem ba léegi dañu miis milliards defe naa 20 dernières années dañu jékki-jékki rek wax ji léegi li gars yi naan unité monétaire c'est le milliard yaa ne diw jël na milliard diw jaay dal na si milliard ñu dem ba xeet milliard mais 1 milliard li ci mën a def li ci nit mën a def kenn dafa am nu mu toll ñu naan la donc ay 48 milliards ak ay 50 milliards ak mais milliards moo tax suñu coalition jot na communiqué bi ñu génne barki dañ koo tënk mooy tey lii il faut ñu auditer ko audit boobu nag dégg naa ñenn ñi naan commission d'enquête parlementaire